Seydou maa ngi lay ziare bu baax xam nga problème bi yow fi nga ko def ak man fi ma duut sama baaroom dadul benn yow da ngay wax lu wéy ñu ngi lim yëpp c'est vrai kenn nekkatu ci PDS ñii demal nañ seen bopp ñii dàq nañ leen mais question bi nekkul foofu xam nga question bi lan la c'est la reconquête du pouvoir mooy objectif final bi et pour nga arriver ci objectif final boobu il faut que nga positionné wu sur l'échiquier politique bi nekk ci opposition bi c'est-à-dire PDS ñi ànd ak Abdoulaye Wade ñi ànd ak Karim Wade ñoom loolu la ñu war a xam ne ñaari yooyu dafa war a ànd donc combat bu ñu mën a def contre ki nga xam ne moo fi nekk au pouvoir te sóoraale wuñu ñaari paramètres yooyu ma ne jëf ju yàqu la walla mébét boo xam ne du antu mukk kon yéen a ngi réere mbir kii ngeen yaakaar ne na fi jógee rek la heure bu fi jógee yéen du ngeen ci am dara te ki ngeen ko séqal mooy Sonko nee na yéen da ngeen a bokk ci système bi te moom système bi lu ci bokk daf lay rey te loolu daf koo def loo xam ne ci biir xolam la ndax yow soo gisee Sonko démb tuddul benn yoon Karim Wade amul benn yoon bu mu tuddee Karim Wade yéen war ngeen a tiit war ngeen a xalaataat parce que nee na moom Ablaye Wade la jokkool nee na Déthié ñeneen ñi moom la jokkool ñeneen ñi kan la ban ñeneen ñoo fa nekk Karim Wade la ak peut-être que les menus fretin yi nga xam ne ñu ngi ci terrain bi donc moom sib na tudd Karim Wade buggul a bàyyil dara Karim Wade waaye yéen ngeen bëgg a ànd ak koo xam ne moom xam na ne yéen danger ngeen Karim danger la pour moom donc il fera tout pour que Karim Wade ci boppam du feeñ fenn démb bi waree ne Karim rek ñëpp dañ ko yuuxu humilier Karim humilier PDS humilier leen yéen ñu doon toog humilier ñu doon seetaan ba moom ci boppam nga xam ne bëggul Karim ci xolam moom Sonko moo mujj jóg taxaw téye ci loxo Woré Sarr pour mën ko rassurer pour mën ko defal donc xam ngeen ne l'humiliation est à son comble waaw te xam nga ne tam PDS tam ña ko représenté foofu Lamine Thiam ñëpp xam nañ Lamine c'est pas un combattant Lamine yaaram la Lamine yooyu affaire yooyu yëpp yu àdduna yooyu yëpp dara safu ko ci Woré xam nga ne Woré tam yuuxoo xuloo saaga folklore moom la nekk champion ute naag les grandes dames yi fi nekkoon donc le PDS ne comprend pas l'enjeu c'est-à-dire tant que Sonko mi ngi avancé Karim ma ngi disparaître ndànk-ndànk loolu la gars yi Karim yi ñemewuñu sol t-shirt démb ñemewuñu sol t-shirtu Karim dañu ragal bi ñu waxee ñu ne déedéet nañ dem ci biir ñu simple xamoon nañ ne su ñu doon sol ay t-shirt Karim ñëw fa gars yi daañu leen attaqué daañu leen dàq daañu leen humilier mais yow naka ngay àndee ak ñu mel noonu dans un tel combat mais le PDS est le grand perdant de toute cette affaire-là le PDS est le grand perdant waaw ñemewuñu sol t-shirt te bi ñuy financé kenn ëpp ci Karim Wade manifestation bi lu mu financé mais yéen c'est ban façon nit yéen ak ban philosophie ngeen am ensuite yeewu bëgg leen entraîner ci nañu boycotter wala mu yàqu parce que Sonko xam na ne moom fi mu toll nii il est dans le pétrin parce que affaire yàkkataan boobu nga xam ne moom moo ko topp
ah ak affaire son absence sur les listes situation irrémédiable la boo xam ne alors moom loolu élection yi yàqu moo ko gënal te yéen waa Wallu yéen da ngeen a am expérience Abdoulaye Wade ci élection ngeen defar seen ay liste ba mu ne cocc ba lépp baax ah waaye yeewu yi di kërëb yi di jaxase ba seen liste yëpp yàqu ñu ne leen yéen nag yéen ñi nekk en pole position pour ngeen mën a am dara pour seen nit ñi nekk ba pare yéen seen ñoom amuñu liste nationale amuñu ko yéen ngeen am liste nationale c'est-à-dire que ñi ngeen gën a fonk ngeen teg leen ci kanam ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ gën a fonk ñu tegoon leen ci kanam affaire ba yàqu suq yi ñu ca gannaaw ñëw ñoom Sonko bañ suq yi yàlla il faut doon tout yéen ñu ne leen yéen ànd leen ak ñun ngeen yàq ngeen jaxase ah su ko defee yéen li ngeen naroon am du ngeen ko am ngeen ànd ak ñoom yàqule ànd ak ñoom daanu mais quand même il faut être conscient c'est-à-dire Seydou damaa bëgg ngeen toog ngeen réfléchir man duma seen noon man yàlla moo tax may wax man dëgg laay wax damay analyser nekk ma fi man di leen raay wala may wax lu leen neex wala may wax lu leen naqari je suis loin de là man damaa bëgg su ma waxee tey dara su ko nit ñi déggee ne yow kat li nga wax nii lii enu na maana mais ngeen bëgg a dugg ci système boo xam ne tant que Yewwi avance le PDS régresse ngeen naan woy Macky lañ bëgg ma jóge fi suy Macky jógee du ngeen ci am dara ñeneen ñi ñëw suñ ñëwee dañ leen di effacer parce que yéen dañ leen jàpp ne yéen système bi ngeen bokk yéen ak Macky yéen benn mbuus ngeen nekk Karim Sonko Macky ak ñeneen ñi doo Karim ak Macky ñoom Sonko dañ jàpp ne ci benn mbuus bi lañ nekk donc ñoom par extraordinaire suñu egsi woon tam ci pouvoir bi suñu ñëwee yéen ñëpp la ñuy boole ñu éliminer leen donc il faut être conscient de cette situation là ngeen réfléchir su ngeen di xeex na ngeen xeex pour revenir au pouvoir mais en même temps da ngeen di xeex pour ngeen positionné wu nga xam ne pouvoir bi su ëllëg suy ñëw day ñëw ci seen loxo mais su fekkee ne alors na yëpp toj da yëpp tasaaroo parce que dañoo bañ ki fi nekk suñu wujj la woon te kooku defu leen dara mi ngi liggéey li mu war a liggéey mi ngi def li mu war a def mi ngi def ak kàttanam soxor ak wujje bëgg tax loolu ngeen ne na yàqu kenn du am ëllëg dara yéen du ngeen am kenn du am loolu du sotti te ki fi nekk ñoom suñu góorgóorloo dëgg mën nañ téye affaire yi